ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi tey dañuy ñëw ci benn jàngat boo xam ne yaatal lay doon ndax abordé woon nañ ko lu yàggul ci période campagne électorale bi muy benn loi bu nguuru Macky Sall votelu en procédure d'urgence maanaam ci lu kenn yëgul bésu vendredi 3 juin 2022 ngir Sénégal tàmbali jëfandikoo lu ñuy wooye ay OGM bi ci doon artu ci lu gàtt la woon yaataluñ ko pour sénégalais bu ci nekk xam lan moo ñu yoot ci suñu wàllu wér-gi-yaram lan mooy yoot suñu alam lan mooy yooti tam suñu nekkin ndax dafa mel ni ba tey sénégalais yi mesuré wuñu danger bi nekk ci loi bi nga xam ni tey boo demee Europe ak les États-Unis dafa am ñu créé ay mouvement samp ay kuréel di def ay campagne di organiser ay manifestation ndax lii ñuy dippee OGM mi ngi leen di faagaagal benn par benn ñu taxaw temm ngir mu dakk léegi nag la yeneen réew yi di bañ ba koy xeex moom la tubaab yi bëgg a importer Sénégal ba imposer ko Macky Sall nee naa leen voté nañu loi ba su vendredi 3 juin 2022 ñaari weer ci ginnaaw ba noppi di ñu ko nëbb cela veut dire que seeni pexe jubul tey ci danger wu loi boobee la ñuy taxaw ci nu mu gën a yaatoo ak ci at yi di ñëw naka la Sénégal di battre recordu dëkk bi ëpp doomi aadama yu feebar maanaam kenn du wér ak naka la ñu nar a ñàkkee suñu suuf yu baax yépp ndax produit yi ñuy dippee OGM. dañuy taxaw d'abord ci lan mooy OGM lu muy tekki ak naka lay fonctionner. OGM mi ngi signifier organisme génétiquement modifié umpalewu leen ni mbooleem li yàlla bind doomi aadama rabu àll luy naaw mbaa luy féey ba ci garab yi dafa am lu leen yàlla moo ñaalee maanaam jëm ji kat xar kanam gi nii lay mel fruit ak légume bi nii lay bindoo cafka bi lii lay am lii la ñuy wooye matériel génétique mooy li yàlla programmé ci mbooleem lu mu sàkk muy lu naturel lu dara raxul léegi nag ci ñooñee yàlla sàkk daf ci am kenn koo xamante ni moo ci gën a sopp muy doomi aadama moom alaa kulli haal nee na moom du yem fi ñu ko yamloo faa mu dañ kumpa léegi doomi aadama boobu noonu moo dem ba ni lii yàlla bind man faaw ma rax ci lu ci bokkul ngir gën koo mën a ñoŋal ndax jàpp na ni le monde est perfectible damay dugg laboratoire jël ci yooye yàlla bind amal ci ay modification ay coppite ci lañ jël par exemple benn xeetu jën bu ñu naan saumon jën la boo xam ni bu demee ba mat maanaam toll ci 18 mois fukki weer ak juróom-ñett du weesu 33 centimètres poids am aussi du romb 1 kilo 300 noonu la ko yàlla bindee léegi doomi aadama ci sobam fexe na ba modifier xeetu jën bi ca ba muy nekk tu tànk ba ci diiru 18 mois jën bi am taayu 61 centimètres poids am yegg ba 3 kilogrammes lu tax parce que dañoo soppi matériel génétique am ni muy màggee moo tax da ngay gis ñaari xeetu jën yi bii mooy ëpp beneen bi te moonte ñoo maase ñoom ñaar ñëpp fukki weer ak juróom-ñett la ñu am parce que bii poisson naturel la bale jën bu ñu raxlu ci bokkul la lii la ñuy wooye OGM organisme génétiquement modifié nit mooy dugg ci laboratoire gis ni lii ni ko yàlla bindee doyuma damay def samay propre manipulation ngir jox ko beneen xarkanam waaye yàlla ci màndoom dafa naan tekk di seetaan doomi aadama muy def li ko neex di ko xaar na ca cappaandaw ga maanaam les conséquences njeexital yi pour won ko ni man lu ma def du hasard te daañ ci ñëw ak ay exemple ci vidéo bi maanaam lan moo tax doomi aadama war a maandu ci biir yàlla ak ñàkk cee maandu lu mu ko mën a jural donc doomi aadama moo dem ba ni nag léegi du ma yem ci mala yeeg yeneen xeet yi fruits ak légumes yi ñuy consommer war nañ koy tam modifier ngir mbay mi gën a gaaw waaye tam mu ñu wàññi coono gi ñuy daj ngir sàmm li nga xam ne ñu koy ji ci biir suuf si ci la ay entreprise tàmbali créer ay xeetu produit
produit yoo xam ni booy bay moom ngay jëfandikoo soit ay ji lay doon wala ay xeetu engrais ngir rendement mbay bi gën a mucc ayib. genre fruits yi ak légumes yi booy xool mooy gën a rëy gën a taaru ci bët waaye xamal ni fruits ak légumes boobee dañoo modifier genam maanaam dañoo soppi ni ko yàlla moo ñaalee mën nga ko consommer yaakaar ni yaa ngi dund fekk produit yi amul benn vitamine benn meññanteef ci sa yaram au contraire daf lay lor daan ci ñëw après. alors que am na beneen fruit ak légume boo xam ne naturellement lañ ko bay mën naa tuuti bañ a frais gaaw a lax fekk li ci nekk ci ay apport nutritionnel njariñ bi muy def sa yaram foo ko natt weesu na ko parce que amul dara lu ko rax ay produits naturels la fa yàlla. boo demee ci réew yi nga xam ne ñoom pare nañ ci côté yépp par exemple ay États-Unis Canada Europe supermarché boo dugg di jënd fruits ak légumes dañuy ber produits yi dafa am benn partie boo xam ne ay produits bio la yu naturel am beneen partie boo xam ne ay produits OGM la fruits ak légumes yoo xam ne dañ leen modifier soppi leen dañ koy bind mu leer naññi nga xam li ngay dugal sa biir mooy lan parce que foofu ay réew la état mooy contrôler lépp te actuellement foofu noonu consommateurs yi dañoo tàmbali boycotter produits OGM yi di def campagne ci supermarché yi pour sensibiliser bépp consommateur ci njeexital yu bon yi mu mën a def seen yaram. léegi nag entreprise yi koy produire gannaaw ba ñu xamee ni tôt ou tard seeni chiffre d'affaires dafay wàññeeku ca dëkk yooyu noonu ndax tàmbali nañoo yeewu ci lañ ne nañu dem ci ñi nga xam ne ñoom loolu leen teg ñu daal di koy nangu réewu Afrique yi nga xam ne amul contrôle lu ñëw dugg état yi mënuñ sax teg ci yoon njëgu produit yi maanaam bu nañu ne du weesu prix bi suñu ministère du commerce mënul contrôler loolu noonu. léegi nag ku mënul contrôler sa marché naka ngay caytoo yan produit ñooy OGM ak yan ñoo ko doonul maanaam ak loi bii ñu voté dañoo ubbi marché bi te parewuñu noppeeguñu dañoo jël sénégalais yi exposé leen ci danger boo xamante ni ci conséquences yi la ñuy ñëw. wax nañ leen sàng ni doomi aadama bés bu sobee bay dugg ci programme yàlla suñu borom danaan tekk di ko seetaan ba noppi jox ko une bonne leçon ndax yàlla du juum lu mu def am na lu ko waral. ci suñu environnement yàlla dafa def mbindeefam yi di dund sous forme de complémentarité maanaam di mottalante. lan moo tax àll bi naat parce que bu weesoo taw beeg yeneen phénomènes yi neefere yi rabu àll yi di tuur dafay am jeexital ci garab yi dafa bokk ci li tax garab yooyu di dund te même rabu àll yooyu noonu ñooy ñëwaat di ko jariñoo garab yooyu tamit di ñu may oxygène ñun doomi aadama ñuy noy air pur. nga jël suuf si daf ci am ay xeetu melentaan mbaa ay walax jaan yoo xam ne daf koy dundal ngir fruits ak légumes boo ci bay mu meññi ba ci yenn xeetu ñax yi nekk ci tool yi dafay tax suuf si bañ a bekkoor ba noppi di protéger wala yeneen garab yi. lii la ñuy wooy biodiversité maanaam ni mbindeefu yàlla yi di mottalante ci alam gi. léegi nag bu doomi aadama sobee ba tàmbali utiliser ay produits OGM ngir yàkkamtee bay lu bari di produire lu takkoo takku produits OGM yooyu dafay rey mboolem li doon dundal environnement bi walax jaaneek yenn xeetu melentaan yi daan dundal suuf si produit OGM yi da koy rey yenn xeetu ñax yi doon protéger bërëb bi ngay bayee produit OGM yi da leen di faagaagal également ba ci yamb yi nga xamante ni dañuy naatal tool di dundal yenn plante yi produit OGM yi daf leen di rey benn par benn. moo tax OGM fuñ ko yàgg jëfandikoo suuf si dafay dem ba dee wow koŋ loo fi ji du meññi ndax la doon dundal suuf si moo fa newatul. maanaam ay produits la yoo xamante ni dafay menacer la biodiversité nit doomi aadama mala yi ak garab yi di mottalante loolu lay éliminer. donc menace bi gën a rëy tukki ci produit OGM yi mooy yàq suñu environnement naturel. beneen danger wu produit OGM yi mooy suñu wàllu wér-gi-yaram te loolu ay études ñoo ko dëggal
En 2015 la benn rapport canadien fësal ni produit OGM yi képp ku koy jëfandikoo jàppal ni feebaru cancer mi ngi la yot. ci même année boobu noonu la benn femme baykat porté plainte benn ci entreprise yi koy defar muy Monsanto ndax daf ci amee woon benn feebar buñ naan lymphome endocrinien benn xeetu cancer la buy atteindre deretu doomi aadama. leneen la ñu nemmeeku ci ñi yàgg jëfandikoo ay produits OGM mooy dañuy am ay problème mu reesal la ñuy lekk. par exemple looy gën a jëfandikoo produit yi mu yàq sa foie di la indil ay problème digestion. beneen mbir itam bu ñu nemmeeku ci OGM yi te moo gën a graaw mooy même effet yi muy def ci suuf si maanaam lu mu fa fekk ci lu koy aar daal di koy faagagal noonu itam lay def ci yaramu doomi aadama. ku ne xam ne ni suñu biir yaram dafa am ay soldats yu xeex ak mboolem virus mbaa lu bokkul ci ñun bu ñu duggee. looloo tax bés bu nekk ñuy lekk yenn xeetu microbe yi waaye dara duñu dal soldats yooyee nekk suñu biir yaram moo koy def moo ñuy aar. OGM yi nag ci nuñ ko mooñee dafa am ay gènes de résistance ay xeetu soldats yoo xam ni dafay gàllankoor lépp lu ko bëgg a xañ jàmm donc à force nga koy consommer sa yaram dootul mën a résister yenn attaques yi koy songu bés bu yàlla sàkk. noonee nag ngay dem ba doon ko xiibon ñaar-ñetti fan nga feebar doo xam lu ko waral parce que sa yaram moo dem ba lompoñ ndax produit OGM yi ngay jëfandikoo. dafay dem sax bay attaqué walax jaanu góor yi koy permettre muy sëy di am doom di dal ci kaw butitu njurukaay ku jigéen ki tey tax muy concevoir mën a ëmb di jur. léegi nag genre produit yi nga xam ne yeneen réew yi sax tàmbali nañ di ko boycotté ndax xam conséquences yi ci nekk bañ na ko ba Sénégal le 8 juillet 2009 jamono Maître Wade dañoo voté woon benn loi ngir bu kenn dugal yi la xeetu produit suñu réew ndax xamoon nañ ne musiba naaru laay la. bésu àjjuma 3 juin 2022 Macky Sall làqut ak Abdou Karim Sall di ministre bi war a sàmm suñu environnement. bu ngeen fàttalikoo mooy ki sàccoon suñu gazelle oryx yi dibi ko warax ko ci benn ngoon juste pour wàlle ni ñii ñoo raw ay vampire ñu daldi abrogé maanaam dàq loi 2009 bi doon aaye OGM yi ne léegi Sénégal dafay tàmbali utiliser yi les genre produits yi. amul débat yëgaluñu waajaluñ population sénégalaise bi xamal leen lii mooy lan ku ne joxe ci sa xalaat mu doon un débat national bu sérieux. Macky Sall moo toog ci ruqam parce que société étrangère yi defar produit OGM yaa ko teg pression ndax seeni mbir doxatul en Europe ak les États-Unis léegi ñu bëgg a daw làqu ñun suñu réew yi Afrique Macky Sall bokk ci président africain yi ko jëkk nangu. kon premier noonu Sénégal mooy Macky Sall yàgg nañ ko wax te lii da koy dellu dëggal. Macky Sall bëggul Sénégal dafa mel ni ku ñu yebal pour mu mettital ñu ba ñu dee. léegi nag ñett moo am soit xeex ngir ñu bañ a appliquer loi bi wala ñu nangu te xam ne kenn dootul wér ci réew mi wala ku ne booy jënd kër nga génn Dakar dem ci yeneen région yi wuti terrain wu 500 mètres carrés yoo xamante nii fii da nga koy tabax dëkk fii nga fay bay ay légumes ak fruits yoo xam ne di nga ko mën a dundee yow ak sa njaboot pour mën a sàmm seen wér-gi-yaram parce que fii lañ nar a jëm ku bëgg a sàmm sa wér-gi-yaram ngay produiral sa bopp li ngay dundee ndax le nouvel ordre mondial dafa ñëw pour menacer l'humanité faagaagal dundinu doomi aadama te Macky Sall ci taalibe dajaal yooyu noonu la bokk seytaane lay tarbiyu moo tax xeex ko ci jaamu yàlla la bokk bés bu ne ñu répété ko. ku tax sol bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di rajo incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.